mu wax tournée économique. waaw. Est-ce que jarul woon mu évaluer d'abord. tournée yi mu njëkkoon a def. la mu defoon Ndar. la mu leen digoon ci ay milliards. bu ko fa defoon inondation yi mën na fa bañ am. Kaolack la mu leen digoon su ko fa defoon inondation mën na fa bañ am. Ndakaaru gi. li mu leen digoon. bu ko defoon inondation mënoon na bañ am. est-ce que jàppaloo ni. évaluation la waroon a def. au lieu que muy defaat beneen répétition. ci loo xam ni kenn xamul lan leen rôle ci ay tournée économique. déedéet Papa Ngagne xam nga gouvernance nag dafa am doxalin Sénégal dafa am ay politique publique yu ñu teg am ay tali yu ñuy tabax am ay jiw yoo xamante ne état du Sénégal da ko joxe di jàppale agriculture am zone yoo xam ne tamit dañu am ay jafe-jafe mais président da ko war mu nemmeeku njabootam xool problème yi fan la nekk donc loolu te boo toogee ne Sénégal lam leen digoon mais Sénégal lam leen digoon lu ci bëri def na ko mënoo toog rek ne évaluation da nga président dafa yor njaboot chef de famille la baykat yi dafa am loo xam ne tey jii ni ñu toogee di am métit ci inondation yi am na baykat yoo xam ne ñi ngi sant yàlla bu baax parce que fi mu nekk nii am na ci ñoo xam ne dans une semaine seen dugub ñor am na ñoo xamante ne seen ceeb dans 2 semaines mu ñor te daawul am ñoo xam ne ndox mi mën na yàq seen i tool aussi. tout à fait mais nag loolu yëpp dañ ko war a évaluer dañ war a dem xooli ko donc war na ñëw warul ñëw sànq nee nga ma warul dem tey nga ne ma warul dafa war a toog non président de la république dafa yor njaboot politique publique yi daf ko war a saytu am loo xam ne daf ko digaale woon ak sénégalais yi di ko def bu ko deful woon du fa dem un chef d'état bu amul lu mu def ci dëkk du fa dem donc dafa dem di xool la nga xam ne diggé na ko def na ko ak li nga xam ne dañ ko war a faj ndaxte am na ñu am métit loolu mooy rôle am mais du toog déglu revue de presse ñu ne nangam rek mu jóg dem fii wala dem dafa am programme am agenda am loo xamante ne dafa dëppook ni muy politique ak li nga xamante ne moom lay defal sénégalais yi. mais monsieur le ministre dama lay dégg ngay wax programme di wax agenda. nga wax chef de famille la. waaw mën naa d'accord ak yow ci yoolu mais chef de famille aussi parfois nga am sa agenda. mais am loo xam ni yëngu na ci sa biir kër. mais nga fomm sa agenda loolu dafa logique. doo ma ni rek chef de famille la président de la république la dafa war am agenda que dafa war a suivre agendaam à la lettre. waaw mais Papa Ngagne. yow yaa wax léegi ni ndox mi daf leen a bett daf leen a mën. lu la mën. war la mën a tax nga toog sa réew. toppatoo sa askan. mais Papa Ngagne dafa am baat yoo xam ne baax na nga xam liñ ci jublu bu ma la nee agenda mais agenda bi soxla sénégalais yi moo ko taxaw Sénégal état du Sénégal ak nation sénégalaise am na ay engagements internationaux yu président war a fekkee. la xew Mali mais président daf ci war a dox la mu war a dox mbënd mi lu mu sonal waa Ndakaaru ak waa Kër Massar mais tey waa Saloum bu fekkee seen nawet nangu na président war na fa dem xool nawet bi ni mu nangoo ndaxte loolu am na ñu ciy liggéey am na ñu ciy jëriñu war na dem xooli tali yi nga xamante ne diggee woon na ko ci dëkk sàngam ak yu demee noonu donc réew mi yemul rek ci pàccu Kër Massar yow yaa ko fa bëgg a yemale. parce que peut-être ci wàllu information. looloo gën a neex a wax. mais Papa Ngagne réew mi dafa bëri. loo xamante ne dañ ko war a lijjanti y a des questions diplomatiques. y a des questions économiques. am na tamit loo xamante ne mbiru agriculture la. faaw président xool ko. président man réew mi yemalewu ma ko Kër Massar monsieur le ministre président yemalewu ma ko Kër Massar. loolu la niru nag tey. moom dafa mel ni Kër Massar non yow en tant que ministre bi nga xam ne dañu la dénk cadre de vie ak hygiène. yow yaa koy yemale Ndakaaru. parce que lépp ci sa activité. dafa mel ni Ndakaaru nga koy defee. dëgg la c'est-à-dire lan nga ci jublu. ñu gis la wala Ndakaaru dafay capital bi wala Ndakaaru yeneen réew yi dañu bokkul ci sa tutelle. loolu boo ko waxee dina ma jaaxal ndaxte man alxames ak àjjuma yëpp maa ngi woon Sédhiou. di fa defar jardin public. di fa joxe matériel pour nettoiement marché yi defe naa ne def naa ko dëkk yu bëri bi ma demee Saint-Louis yàggul ngir lu mel noonu. man samay programme fépp la laal ci Sénégal. d'accord xam naa ne nag da nga bëgg a ba andi ci question politique. mais man égalal def naa ko Sédhiou def naa ko. def naa ko Diourbel ak feneen. man bi ma commencé sama activité région yëpp monsieur le ministre maa ngi lay dégg. non fàttewuma Papa Ngagne man je suis un ministre. pour toute la République du Sénégal. sama activité fépp la dem. mais dañuy dem di sérieux li nga xamante ne moom la ñuy def nee naa la Sédhiou laa jógee semaine bii Diourbel ñu ngi fay waaj a dem. semaine prochaine Touba dinañ def seen programme ak yeneen dëkk Kaolack bi mu fa jógee yàggul donc tamit wax ma li nga bëgg a wax rek dinaa la tontu. non li ma bëgg a wax mooy. Ndakaaru daf la soxal quoi en tant que ministre de la République la ville de Dakar. non Dakar c'est la capitale du Sénégal. waaw mooy buntu Sénégal di li nga xamante ne tamit moom mooy image du Sénégal à l'international boo nee Sénégal Dakar lañ leen njëkk a wax. mais bu ñuy toppatoo am na lu ci war ñu def ko ci liggéey bu ko defee ku fi ñëw it xam ne Sénégal am na cër loolu rek la. d'accord ci politique laa bëgg a wax. waaw ville de Dakar. daf la intéressé en tant que maire. man dama bëgg nga xam ne ci parti laa bokk Papa Ngagne militant bu discipliné naa
fii ma toog dañ ma fi teg sama parti bu ëllëgee bu ma nee Karim Dakar bu ma nee Point E bu ma nee feneen ak feneen ma topp li sama parti wax. loolu la mais man Sénégal yëpp laay liggéey léegi nag Dakar nag c'est la capitale lépp looy def da nga war a bàyyi xel ne fii mooy buntu Sénégal suñuy gan fii la ñuy dugg si fii la ñuy nattee ci àdduna loolu kese la bu ma amoon ambition politique dama la koy wax fii ma tontu la li nga bëgg a wax te di ko raay xaaral ma wax la waaw dama bokk ci parti politique bu am ay instance je suis un militant discipliné bu ñëpp xam nañ ne Point laa dëkk fa laay politiquer am fa ay naatangoo ak ay nawle yu tudd Pape Mayel Diop ak Pape Malick Diop lu ma fay def damay toog waxtaan ceeg ñoom du ci plateau télé laa ko waxee li jëm ci ville de Dakar nag dama bokk ci parti li parti bi wax loolu laay appliqué. d'accord monsieur le ministre. da nga ma wax li parti bi wax loolu laay appliqué. bu fekkee da nga am parce que wax dëgg yàlla aussi. gouverner. prévoir la mais courage la aussi. dëgg la soo amee yéene ci Point E. am ko ci Dakar. lan moo war a mën a tere nga wax ko waa Dakar. mais même bu fekkente ni sa kan mën nga ma ni am naa yéene bi bëgg naa ko. mais bu ëllëgee lu suma parti dogal. mais loolu lay ànd. non Papa Ngagne dañuy waxtaan. waaw da nga ubbee sa question ne ma. li ngay yëngu Dakar nangam ma ne la ñëwal ci question bi ma tontu la moo gën nga koy laay ak di jaar fenn dama la ne man dafa am loo xam ne mooy teggin xam nga àdduna lu ne dafa am defarin bi Point E laa dëkk di fa militer am fa ambition yu rëy waaye dama la ne dama am ay nawle xam nga boo amee ay nawle di liggéey ak ñoom ci politique donte xam nañ sa ambition doo ñëw ci plateau télé naan non man nangam ak nangam bu ma dajee keneen mu ne yow la ñu waxtaane woon ci kii bi nga koy waxtaane bokk tamit ci parti am ay nit yu fi ne du ci plateau télé lay toog naan nangam ak nangam sama parti déglu lu baax li ma la wax. nga jàpp ko nga takk ko. sama parti militant disciplinaire li mu wax loolu laay appliqué jeex na tàkk. li ma xam nag loolu leneen la. dafa am ay actes yooyu posé. waaw actes yooyu dafay nuru. mooy acte déguerpissement yi nga xam ne di nga koy def. Sandaga gii. nga xam ne jëlee nga ñi fa nekk. parce que xam nga ne ñi ëpp ci ñi nekk Sandaga. boo doon voté Dakar ñoom dëkkuñu Dakar ba lay votel donc mu mel ni nga jëlee leen fa intéressé wu la. déguerpissement ñi ëpp ci ñi nga xam ne aussi yaa ngi leen fay jëlee. askan bi nga xam ne ñoo fa dëkk ñoo la intéressé. c'est-à-dire acte yooyu. la ñuy xool lire xalaat ni kat kii am na lu ko soxal ci Dakar. waaw Papa Ngagne man sama action dafa simple. je suis ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique. sénégalais yi di ñaawlu. ne encombrement dafa am problème mu hygiène publique gestion des déchets dafa am cadre de vie defaratuñu ay jardin defaratuñu ay espace léegi buñ ma ko joxee da nga bëgg rek man ma toog naan non su ma ko defee waa Dakar dañuy xalaat ne nangam ak nangam sama liggéey laa war a def mais man ay désencombrement def naa ko fii Thiès def naa ko Kaolack def naa ko Saint-Louis ak yeneen semaine bii rek am na ay dëkk yoo xam ne war naa fa yónnee matériel pour ñu def désencombrement ba Sédhiou bi ma jógee rek toog nañ fa di programmer. li ma war a def dama ko war a def man kay dama waroon ñëw nga ne ma Abdou Karim vraiment macha allah li nit ñi ñemewul def nga ko mais du caagin ne diw laa ji seet ku ma xel loolu njàmbaarte la li nit ñi ñemewul def nga ko. non xam nga non dañuy waxtaan. waaw loolu nga bëgg ma wax la ko mais loolu nga bëgg ma wax la ko man da nga ma posé question. waaw yow Sandaga ni mu mel yow jaaxalu la woon. Sandaga ni mu mel amoo ci gàcce. ci Sénégal pas du tout. ah bon amoo ci gàcce Papa Ngagne yow ni nga xayee ak sa yëre yu rafet. ni ngay sol macha allah amoo dara loo xamante ne dina la métti boo rombee Sandaga. pas du tout suñu marché yi ni mu mel. pas du tout non man aw ma ci dara lu mën a xaj citoyenneté dina ma jaaxal mais man li ma jàpp man ci sama rôle mooy li nga xamante ne jaarul yoon ci suñu urbanisme muy ci wàllu hygiène publique cadre de vie encombrement dañ ko war a lijjanti waruñu fi nekk di def ay calcul politicien bu fekkee nag da nga bëgg ma doon ministre boo xam ne day toog di def ay calcul politicien di seet ñama neex parce que am na lu yomboon amoon na lu yomb ci man mooy tëju sama ministère di xool dossiers yi gën a yomb ma koy lijjanti. man ba may jóg di dem Ndingler di régler ay problème foofu dafa am ay électeurs u Dakar dama jàpp rek ne Sénégal bu amee ñaari sénégalais yuy jote di xuloo ci mbiru suuf état waru leen seetaan war na toog déglu leen ut solution. donc mënoon nga wax ne xanaa man dafa am lu may wut Ndingler kon Papa Ngagne tontu ma dafa am lu may wut Ndingler dañu waxante dëgg pour man politique ay responsabilité la da nga koy assumer. nit ñi am lu la neex am lu la naqari bu problème amee da ngay janook moom ba lu la ci yàlla def la ko ci jeex na tàkk yenn saa yi ma dugg ci problème boo xamante ne samay mbokk sax dañ may woo ne ma lu la dugal ci lii mais dama jàpp ne suñu rôle mooy assumer responsabilité tey mu neex suba mu naqari mais li am solo mooy ñu bañ a daw janook sénégalais yi expliquer leen gis nga keroog sa confrère yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci presse bi seet si nañ man ne dañ bëgg cité de la presse man ne leen waaw baax na mais boo leen bëggee cité de la presse man li ma leen di wax mooy da ngeen dugg ci li ñuy wax les ZAC zone d'aménagement concerté sénégalais yëpp ci yem buñ ko ubbee ku ne mën nga cotiser ñu daggal la parcelle du terrain jox la ko ak sa coopérative ok bi ñu génnee ma ne leen yéen ñaata ngeen ñu ne ma am nañ 340 adhérents ma ne donc yéen bu ñu évaluer 500 war na baax ma ne leen waaw ma ne leen kon bu ubbee na ngeen dem adhérer mais na ngeen fay parce que boo leen fayul li dal ñi inondé moo leen di dal mooy dëkk foo xamante ne aménagé wuñ ko andi wuñu évacuation d'eau yeeg yooyu ñu génn nag diw jox na leen 500 hectares mais attends léegi man dama war a daw rek làqatu ne non presse bi mënatul ne kenn du leen jox
damay assumer c'est des Sénégalais comme tout le monde dañ soxla kër. waaw mais bala ngeen di jox aussi waaw bala nga leen di jox. loo war a étudier la. xool li nga leen di jox. waxtaan ak waa dëkk ba. waaw parce que coow yi fa am aussi mooy lii rek quand même bu fekkente ni dañ la wax rek nga ni waa d'accord ñi la wax 300 nga leen acca 500. déedéet xam nga lu tax Pape man ministère laa yor ay direction yoo xam ne dañuy liggéey ñun bi président Macky Sall di créer ay pôle urbain dañ def ay études xam ne Sénégal mi ngi màgg population bi 3 millions la woon en 1960 léegi ñu ngi 16 millions en 2010 te mën na am 2045 ñu doon presque 35 millions xaw ma 30 millions. donc ñu fàq ay dëkk waxtaan ak population dafa am lu loi wax. xam nga nit ñi yenn saa dañuy ñëw rek ne man fii sama suufu maam la nangam dëgg la mais loi sur le domaine national. xaaral ma wax la rek. 1934 1960 xamatuma sax at bi. dafa am lu mu wax dafa ne. dafa am ay zone de défrichement ak ay zone de terroir yoo xamante ne population yi lañ ko war a bàyyil mais daf ci am zone yoo xam ne domaine national la état am na sañ-sañu dugal ko ci biir domaine am préparer ko ndaxte dafa am besoin yoo xam ne daf ñuy dab Papa Ngagne Sénégal dafa war a dugg ci industrie bu suñu pétrole ñëwee courant gën a wàññeeku mais Sénégal day mën a produire ay biens manufacturés yoo xamante ne prix bi day wàññeeku léegi industrie yooyu fan lañ leen di yóbbu dañ leen di bàyyi ñu nekk fii Sodida biir HLM chaque jour mu exploser wala am problème sénégalais yi bëgg kër 400 000 sénégalais yi nga xam ne évalué nañ leen ku ci ne dama bëgg kër am naa lu ma jëndee kër waaye kër yi dafa cher suuf si nangam ak nangam xaaral rek Papa Ngagne ma wax la léegi ñooñu c'est important mais bàyyi aussi ñu mais boobu léegi dafa c'est-à-dire dama ci bëgg a wax mais domaine national boobu li sañ-sañ bi ci état am mais ñun dañ koy doxal mais dans le respect des droits des populations dagga xol ba boobu ñuy wax danga may rek ma leeral ci parce que coow li quelquefois mu bëri ci te quelquefois du ñu am occasion wax ju dal dagga xol ba plan d'urbanisme bi ñu fa def PUD bi ñu fa def plan d'urbanisme de détail approuvé par décret sur les 3870 hectares dañu jël 1040 hectares ñu dagg ko en zone à restructurer ak zone d'extension des villages président de la République dafa am lu am solo lu ma dafa ne village boo leen fekk ci pôle urbain yi sauvegarde leen ko bu leen ko effacer da ngeen di ñëw fekk village bi ngeen ne fii kat dagg nañ tant d'hectares autour ne kenn du ko laal def ko zone d'extension tey boo demee fu mel ni Mbayar boo demee fu mel ni Ñaay Xay ci yenn boo demee fu mel ni Dagga ak Xolpa mais dañ ko dand presque 373 hectares daggal leen ko ne fii kenn du ko laal waaye li ci des c'est le domaine national. état du Sénégal am na sañ-sañ ne dama dagg fii. defar ko jox ko industrie def fii jox ko logement yi donc loolu nag. léegi état du Sénégal da ci war a jël responsabilité. monsieur le ministre wax nga léegi nga ni. 400 000 logements yi sénégalais yi teew. loolu 100 000 logements lan la ci mën vraiment. mooy li ma la wax rek ci inondation ab tàmbali la parce que tamit programme da nga koy calibrer ci sa mën-mën. parce que logement yi Papa Ngagne léegi fan la toll. wax ngeen ko askan bi ñëpp inscrire nañ ci plateforme yi. pour mu leer aussi. Papa Ngagne waaw Papa Ngagne 100 000 logements boo ko defee bu ko état du Sénégal defee ni ko président de la République bëggee dina jox demandeur bu nekk parcelle gratuite. li tax ñuy dem dagg xol ba dagg fa pôle urbain c'est parce que dañ bëgg sénégalais yi bu ñu amee suuf soo xamante ne ci la ñuy leen di jox kër. mu doon suuf soo xam ne promoteur bi du leen ko jaay di ci teg surcoût xam nga bés bu ne nga jot kayit ñu naan la wéy dañuy jaay dara Sindia dañuy jaay dara 2 millions 1 million nga foog na lu yomb la mais boo demee mën na am amul kayit président li mu bëgg mooy sénégalais bu ci ne booy jëndati kër nga am titre boo xamante ne dafa sûr mais nga jël ko zone boo xam ne dañ ko aménager am ndox am courant am canaux d'évacuation d'eau ba inondation bu ñëwee du la laal xaaral li ma la wax. loolu la koy def xam nga lan la c'est presque 1 million 500 par parcelle donc état du Sénégal da koy subventionné dugal ci loolu ñaareel ba logement boo gis. bu ci état du Sénégal dugalul loxoom 18 millions ba 16 millions la war a jar mais état du Sénégal day maye suuf si day def aménagement mais day renoncer ci ay fiscalité ak droit de douane donc ñun li ñu mën a financer ak li ñu mën a subventionner mais loolu la ñuy def ci programme. mais bu ñu ñëwee rek na Sénégalais yi nañ leen defal 400 000 logements alors que mënuñu ko subventionner ci suñu budget ci juróomi at yi loolu ce serait irresponsable. d'accord plateforme bi ubbi ngeen ko. waaw askan wi ñu ci bari bindu nañu ci. waaw fan la toll. fi mu toll tey mooy li nga xamante ne mooy phase pilote bi lan la. mooy zone yi nga xamante ne am nañ ko tey moo xam ci Bambilor la moo xam ci Sandiara la moo xam ci Kébémer la ak dëkk yu bëri yoo xamante ne tey état pare na SNHLM pare na SICAP pare na commencé seen programme de logement tey rek jot naa convention yi nga xam ne war nañ ko signer ak promoteurs yi am na 236 000 sénégalais 240 000 sax léegi yoo xam ne bindu nañ ci plateforme bi. am na ci ñoo xamante ne maa ngi wax suñu mbokku diaspora yi ne ñoom 8000 rek ñoo bindut alors que am nañ possibilité ba 20 000 donc am nañ 11 000 personnes yu mën a bindu. sélection bi naka nga koy mën a defee ci 200 sélection bu rigoureuse plateforme bi bu amee ce sont les premiers venus qui seront les premiers servis man aw ma possibilité tànn fii wala tànn fële maa ngi koy wax sama xarit yeeg sama mbokk yeeg ñoom Papa Ngagne aw ma kenn ku ma mën a dugal non dama la koy wax rek Papa Ngagne parce que dama la si ñaan leneen li nga xamante ne moo am mooy yenn saa yi nga gis kenn koo xam ne
day laaj ndar la bëgg. donc laajul Dakar. donc mën na am ndar ña fa laaj doyuñu. ak yu demee noonu en tout cas daal programme la boo xamante ne Sénégal am na ci yaakaar ndaxte logement boo ko seetloo ci dëkk yamu jaar yëpp ay Maroc ak Malaisie ñi amoon programme yu mag yëpp daf leen jox croissance économique. daf leen jox emploi. Maroc nee nañ ci 15 ans chaque année 1,7 de croissance lay am. d'accord loo xam ne logement moo koy andi Sénégal nag yaakaar na en moyenne 1,5% de croissance ci logement ak 694 000 emplois ci juróomi at yi donc programme la bu am solo président joxe ci ay ndigal tamit te defe naa ne commencé na am njëriñ. ndigal yooyu ndaxte banque mondiale ak yooyu commencé nañ ci intéressé bëgg ci def xaalis. d'accord léegi askan bi nga xam ne ñoo ci bindu te wax nga ni. parce que tout à l'heure dégg naa la nga ni immigré yi am nañ possibilité binduwaat immigré yooyu bu fekkente ni binduwaat nañ alors que nombre bi nga soxla am nga ko 200 000 et quelques wala dafa am quota boo xam ne dafa am quota réservé aux immigrés dafa am quota immigré 20% la ok parce que logement tamit du logement social kese am na logement de standing mais proportion bu ndaw la dañu fexe ba Sénégal parce que li ñuy bañ rek mooy créer ay quartiers yoo xamante ne ku mel ni man mii nga xamante ne samay am bëriwul ñun ñoo fa dëkk bu ko defee voilà dañu am li nga xam ne mooy mixité sociale fexe tamit zone bu ne ñu def fa zone d'activité foo xam ne artisanat mën na fa am foo xam ne ay mécanique mën na fa am foo xam ne marché mën na fa am ak yu demee noonu. d'accord mais li ñu gis aussi ci Parcelles Assainies ci Kër Massar état moo ko def de. waaw. gis nañu muy inondé. waaw yan matuwaay ngeen war a mën a jël aussi ba jafe-jafe yooyu ñu mën koo. mais mooy li ma la wax c'est-à-dire booy wax programme décennal de lutte contre les inondations bokk na ci. anticipation wu programme yi di ñëw. état lu muy defati dugal ci xaalisam ne leen man kat dama bëgg aménagement tey jii nii boo jëlee rek programme de logement bi boo nee 100 000 logements yi c'est à peu près 1,5 million à 2 millions par parcelle. yoo xamante ne dañ ci war a def aménagement. c'est presque 200 milliards yoo xamante ne pour lutter contre les inondations ak andi li nga xamante ne moom mooy planification urbaine bu baax donc noonu la état di jëfee pour loolu bañ a am ndaxte gis nga mbiru logement ak bidonville dafa am ñaar dafa am restructuration mooy li ngay def tey ngir faj coono nit ñi mais dafa am li nga xamante ne mooy prévenir situation bu mel noonu. parce que boo fexewul logement jàppandi njëg yi jàppandi financement bi jàppandi mais papa ngañ nit ñi bu ñu ñëwee dañuy dem dëkk fi ñu mën rek. te loolu nag depuis ay décennies looloo am gàcce ngalaama ba président xalaatee ne lii war na ko mën soppi ba def programme bu mel nii. d'accord monsieur le ministre xam naa ni temps bi ñu desee bariwul. mais dafa am benn question rek boo xam ni daf la concerné woon. ci benn appartement bu ñu doon wax da nga ko jënd. à 600 et quelques millions. ñu bari jàppee woon ko vraiment arrogance. bi nga xamee ni ñi ngi ko genre devinette la woon ci un ministre de la République. après gis nañ ko indi ci ay tontu. expliquer peut-être que. lu ma luwee la nangam lan moo am ci loolu. waaw loolu wax naa ko xam nga politique nag moom yenn yi mënta ñàkk nit ñi dinañ la tuumaal li ma la wax rek sëñ Cheikh Tidiane si nee na tuuma alalu gor la dama xëy rek gis déggoon naa ko nag vraiment ci ay nu mu tuddati ci ay information wala ay nit yu lay wax dégg naa la mais mënoo lu ñu wax ci yow rek nga gën tontu mais li am rek mooy ma dëkk Point E. bi ma nekkee chef de division ba ni ma yëgee doon directeur général mosuma tuxu xëy bés xanaa nag sama njaboot bu yokkoo ministre da ngay recevoir lu bëri ma war a mën ut nag kër goo xamante ne peut-être moo gën a tane fa ma dëkkoon donc ma dem ut kër gu gën a mel na mu war a mel rek dem dëkk fa xëy rek gis ñu bind ne un ministre qui a acheté nangam man ba léegi sax tontuwuma yàlla moo def borom kër gi ci boppam moo gis information bi tontu ne man kër gi man maa ko moom depuis nangami at dama koy loué ay nit ay kilifa yu bëri man maa ko loué. location vente la ko jox. non yow tamit buñ la nee location kay location lañ la wax bu doon location vente la kay mooy caagi ne dama koy jënd papa nga ñëw tamit. mais damay laaj. non mais location ak vente kay xam nga ne lu wutal. mais dama lay laaj. location lañ la wax. waaw donc location la bés bu ne nga dégg lu bees am na sax ñoo xam ne ci internet lañ leen di fay ngir ñuy wax ci man safaanoo yu demee am na ñuy wax am na ñuy wax itam ci internet bi am na ci ñoo xam ne da nga leen di fay pour ñuy wax ci yow lu baax. déedéet loolu loolu créer sa ay compte di ko def déedéet non yow yaa wax léegi am na ñoo xam ni dañ leen di fay. waaw mais loolu amul solo xam nga lu tax xam nga lu tax papa ngañ ñun ay nit ay homme public lañ dañu tànn politique nag boo ci nekkee lu ne di nga ko dégg mais tamit da nga war a def lu ne am man xam nga lan moo am solo man liggéey lañ ma fi tegee li may ñaan yàlla saa su ne mooy bu ma xëyee def liggéey boo xamante ne dana dëppook la taxoon ñu fal président de la république loolu moo am solo li ñu fi wax ak la ñu tontu génn na jàll na bon li am solo rek mooy ñu liggéey bu ma xëyee suba ngoon jot du li ñu wax ci man moo am solo li am solo mooy ndax programme yi ñu ma dénk mi ngi avancé li ñu wax ci yow am na solo mu bañ a nekk dëgg bu dee lu baaxul la mais bu dee lu baax la aussi. waaw mais moom laa ñu wax ci yow aussi loolu am na solo. waaw mais non waxuma la ne ñàkk na solo papa nga
dama la wax rek ne li gën a am solo mooy liggéey bi nga xamante ne moom laay def bés bu ne tuuma nag mënta ñàkk nee nañ la alalu góor la donc bu ñu tuumalee bu ñu waxee bu ñu defee loolu yëpp peut-être que ci métier bi la bokk yow mi Papa Ngagne peut-être dina am lu ñu wax ci yow lu rafet lu ñaaw ak lu demee noonu mais nag loolu yëpp moom laa la wax boo buggee nekk homme politique te doo dégg yu mel noonu moom boo yeboo nga toog sa kër toog sa wetu soxna wala sa wetu waajur voilà. d'accord mooy li ñuy wax aussi ci envol immobilier. am na deal yoo xam ne seqoon ngeen ko ci autant de milliards. waaw mais xam nga tamit man yenn saa yi. wala lépp mën na bañ a nekk dëgg yooyu yëpp. non mais mën nañ ko vérifier xam nga leen dafa am état du Sénégal man ba ma nekkee patrimoine bâti dama am andi loo xamante ne je pense que révolution la sur l'immobilier de l'état dama fekk état du Sénégal diggante 2006 ak 2016 fay 130 milliards de loyer 130 milliards de loyer booy wax ci yaxanal xaalis. président de la république ne ñu lii kat war ngeen ci ut solution ñu xalaat ne ko monsieur le président de la République jàpp nañ ne loyer bi mën nañ def ay projet immobilier yoo xamante ne buñ ko tabaxee xaalis bi ñu war a fay parce que ñun def nañ projection 2016 2026 buñ ko deful danañ fay 200 milliards nañu jël xaalis boobu ñu dugal ko ci ay projet immobilier yoo xamante ne ñun dinañ ko mën a rembourser bu ko defee ñun ñu moom définitivement bâtiment yooyu mais bañeeti di louer programme yooyu moo andi sphère ministérielle de Diamniadio andi projet des Nations Unies agence des Nations Unies état du Sénégal daf leen di fayal loyer yu bëri parce que depuis le président Senghor dañu am tradition di accueillir fii ay agence des Nations Unies ay institutions internationales ñu ne nañ leen defaral ay infrastructures yu baax yoo xam ne état du Sénégal moom moo ko moom. comme sphère yi maison des Nations Unies ak yeneen ak yeneen ak yeneen. léegi nag li ci am aussi yaa ngi koy dégg quand même ci ay jafe-jafe. man fa laa nekk. gisuma fa benn jafe-jafe. fa laa nekk di fa liggéey man maa suivre chantier yi du premier jour au 31 décembre. bés boo fa ñëwee nga jël sa caméra ñu ànd ñu visiter ko dara nekk fa ay montage la wala ay tabax la. non mais ban montage tabax la carrément tabax bu jël 24 mois ñu tabax ko ba mu mel na mu war a mel lii ay entreprise sénégalaise lii ay entreprise chinoise ñoo ko defar te bul fàtte projet boobu rek la ñu gis entreprise sénégalaise yi ñoom Telium ak ñeneen liggéey bu am solo def ko en 24 mois suivi bu rigoureux xanaa tey lañ mën a toog ne sphère yi nangam ak nangam li am solo daal mooy sur les 24 mois li ñu ko def ak 10 ans yii di ñëw état du Sénégal li mu daan jël di ko fay luyaas léegi da koy jël di ko fayee bâtiment yoo xam ne moom moo ko moom te loolu état du Sénégal daf ko war a continuer. tey boo demoon Kaffrine am na sphère administrative régionale parce que gouverneur da ngay gis gouverneur boo xam ne mi ngi ak 39 wala 30 services régionaux déconcentrés yoo xam ne ku ci ne dañ la luweel mais ñu dajale ko tabaxal état luyaas yooyu ñu jël ko di fay bâtiment yu ñu moom. mais loolu moom mooy li ñuy jéem a defal sénégalais ci programme 100 000 logements luyaas bi ngay fay nga ñëw fay ko. moom sa kër te it promoteurs yi ko def jàmbaar lañ parce que ñoom ñoo lebi xaalis def ko attention. ok promoteurs yi ko def ñoom ñoo ñëw leb xaalis jël terrain tabax jox état du Sénégal di fay at ba mu jeex ñoom ñu moom ko. donc loolu man mënuma ci am lu dul fierté. ok képp ku ci bëgg a débat je suis ouvert. ñu waxtaan ci. merci beaucoup monsieur le ministre ma gërëm la. bu baax bàyyi la nga passer ce message s'il vous plaît ci autant de minutes ci quelques minutes rek. jërëjëf sant leen bu baax di masawu suñu mbokku Sénégal yi ne ci inondation yi di tamit wax dëgg yàlla ñaan yàlla nawet bi jàll ci jàmm. benn bakkan bañati ci rot te tamit wax dëgg yàlla lépp lu jëm ci wàllu inondation liggéey bi ñu gën ko téye comme ni ko président waxee gën ci taxaw di tamit sant yàlla bu baax ci nawet bi tamit ndaxte am na dëkk yoo xamante ne nawet bi wax dëgg def na fa xéwal yu bëri semaine bii rek di ngeen ko gis bëri na ñoo xamante ne seen dugub ñor na bëri na ñoo xam ne seen ceeb a ngi waaj a ñor te Sénégal gëj na am nawet bu mel nii li ciy métit yàlla na ko suñu borom dindi li ciy xéwal yàlla nañ ko muurloo ñu mën ko am ay ma gërëm la bu baax tamit. ok man aussi maa lay gërëm Abdou Karim Fofana di la féliciter vraiment ci sa liggéey parce que lu ñu ci mën a wax itam li nga wax am na ci. ndax wane nga ci courage wane nga ci taxawaay bu am solo loolu itam ñu ngi koy apprécier bu baax bu dul dara aussi ci génération bi nga xam ni moom la ñu bokk ñun ñëpp am nga ci taxawaay boo xam ni ñun ñëpp ñu ngi koy apprécier. et puis di la ci ñaanal aussi nga am ci succès bu baax. jërëjëf monsieur le ministre. kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias suñu gan nekkoon Abdou Karim Fofana nekk jëwriñ ñu dénk ko wàllu dëkkuwaay yi ñu koy gërëm bu baax di leen jox rendez-vous incha allah ci beneen àllarba bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf. man daal juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg